ngeen jëf mbokk yi tey nag moo nekkoon jour bi xam ne ci la ñuy tëj campagne électorale fii ci Koungheul ci loolu nag ñi seetloon fi ay candidats yu génn bu ci mel ni ëllëgu Sénégal ak ki xam ne moom mooy Nafoore ki ko yor di Seydou Sy Sall ak Aliou Badara Ly tey ñi defoon benn caravane bu mag mais nag mbir mi mujjiwul ci lu neex askan bi parce que tey bi ñu demee ba tollu kër buntu kër Mayacine Camara am na ay jaamaarloo yu am ci diggante ñaari camps yi mu nekk lu xam ne rek lu Koungheul yëpp ñaawlu la lu métti la lu ñuy woote jàmm mu dellu si la ci loolu nag amoon na ay blessé yu ñu jël ci gis si ñaari camps yëpp Koungheul yëpp ñaawlu ko askan bi yëpp ñaawlu ko parce que di tiit tim ne ginnaaw suba mooy élection yi te jàmm war na am fii ci Koungheul ak li ko wër ci loolu nag xibaar ba mbokk fexe na ba talal micro kii di Mayacine Camara nekk le maire sortant nga candidat benn bokk yaakaar mooy itam ci camp am na juróom-ñett nit yoo xam ne nee nañ gaañu nañ ci mais itam biñ paree itam dem nañ fekki Badou ci caravane am bi arrêté ko am ci luñ ko laaj moom itam mu wax itam ne mbir mi nu ñaawlu ko trop muy itam ay nitam itam am ñu ci gaañu ñooñu itam buñ paree fekk nañ fa ku mel ne Seydou Sall bu Nafoore ak Yaaya Sow Nafoore bu Ribo ñoom ñëpp ñu génn ci seen xalaat mu nekk loo xam ne daal bu ñu sañoon du am fii nii ci Koungheul wala ci Sénégal yëpp parce que Koungheul benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ti ki gañu suba war na mën a oo ñëpp ñu ànd liggéey pour département Koungheul jëm ci kanam ngeen topp ñi rek ñu digtal leen ñoo ñu xam ne tàllal na suñu micro kii di Mayacine Camara bañ ca jéegoo dem ci Aliou Badara Ly ak Seydou Sall ak ñoom ñoo xam ne ñu fekk leen fa di Yaaya Sow. waaw li fi am tey moom xaw nañu bett trop ci Koungheul ndaxte dafa am ay nit ñu dëkk nekk ay adversaire politique yu doon def marche ñëw ba suma buntu kër taxaw di saaga nit ñi di leen sànni xeer ba pare di leen pompe ay gaz li ma ci gën a di ca métti nag mooy biñ koy def it amuloon benn xale bu góor parce que ñëpp a ngi ci liggéey bi ay xale yu jigéen rek ñoo fa nekkoon sama soxna sax jot nañ ko ci gaañaale gaañ nañ ci juróom-ñetti nit waaye yàlla buñ ciy def sutura lii nag am fi tax mu bett ñu parce que mosul am ci élection Koungheul en tout cas ci man yi ma fekkee mosu ci am ñun ñëpp dañ daan nekk benn di fo di rey di dem di def ay élection di voter sans mu am benn problème bi ñu gisee tamit nit ñi di marche ku mën a marche aussi mën nga marche fu la neex mën nga jaar ñun def nañ fi ay caravane yu bari def nañ fi ay meeting yu bari nit waaye kenn dégguñu ci weerante kenn dégguñu tamit ci xuloo ak xeex d'ailleurs loolu je pense que ñëpp mën nañu ko bàkkee ba tax na tey jii lii bi mu jaaxalee tamit war nañu ci kaw sensibiliser nañ ministre de l'intérieur mais sensibiliser nañ aussi informé nañ pardon aussi ministre des forces armées informé nañ gouverneur ak préfet léegi lañ fi jógee ak commandant brigade bi ñu ngi jël ay matuwaay pour que nit ñi mën a génn voté ji parce que li fi mën a nekk rek mooy day tiital électeurs yi buy tiital électeurs yi ba duñu dem voté ji te kat loolu vraiment xamuñ ko fii ci dëkk bi ba tax na matuwaay yëpp gouvernement bi dina ko jël surtout ñi nga xam ne muy ministère de l'intérieur ñoo yor kaaraange nit ñi waaye ñoo yor tamit élection yi dañ jël ay matukaay yu mat sëkk pour ku ne ci nekk nga mën a jóg dimanche nga dem voter fu la neex parti bi nga bëgg di woo tamit suma mbokki maire yi nga xam ne maa bokk ñoom coalition bi te ñu nekk ci benn mbokk yaakaar ñoom ñuy nekk ay candidat di woo sax suñu yeneen adversaires yi tamit ñu jéem a góorgóorlu parce que département bi ñoo ko bokk waaye Koungheul tamit ñoo ko bokk lu fi yàqu tamit ëllëg dimanche mbir mi day jeex li ci des rek mooy ñaawteef yi fi nit ñi def kon na ci nit ñi gën a góorgóorlu di sàmmante ak lu rafet di sàmmante ak jikko yu baax di sàmmante tamit ak kaf ak rey voté dafa campagne d'idée la ñuy wax waaye du ay doole du ay force nit ki da nga koy convaincre mu dem voté ba tax na ñi ngi woo ñëpp muy population muy candidat yi muy ñi ànd ak candidat yi ñu dal ci élection yi pour que dimanche ñu dem ñoom ñëpp ñu dem voter en tout cas leer nañu ne ñun ne Benno Bokk Yaakaar dina remporter élection yi fii ci Koungheul ak ci département bi ak ci yeneen gox yi fi nekk muy yeneen communes yi parce que fi ñu toll nii xool nañ bu baax gis nañ daal ne dëgg nit ñi ànd nañ ak président Macky Sall ànd nañ ak Benno Bokk Yaakaar ànd nañ aussi ak candidat yi nga xam ne samp nañ leen ci gox-goxaat yi ba tax na bëgguñ coow bëgguñ xuloo bëgguñ xeex
bëgg nañ gagné te xam naa ne dañuy gagné waaye gagné bi ci rax mooy ñu gagné tamit ñëpp fekkee ñu feete bu baax suñu victoire Sénégal jëm kanam président de la République bi nga xam ne dénk nañu liggéey aussi mu kontaan ci ñun ba confiance bi ñu jox daal ñu mérité ko ñun tamit te mérité ko mooy ñu sàmmante ak sécurité sàmmante ak jàmm ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax ne tey sama xol sedd na di remercier bu baax a baax monsieur le ministre Seydou Sy Sall futur président du conseil départemental di remercier bu baax a baax honorable Yaya Sow maire de Louga di wax ne département wu Koungheul suñu département la ñun ñooy tànn ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite kenn du jógee Kaffrine ñëw fii ci Koungheul naan yow yaa ñuy tànnal njiit loolu duñu ko nangu kon ngeen may ma tuuti rek ma wax ak Matar Sarr mi nga xam ne dafa ñëw pour jël suñu réaction ci li nga xam ne moom moo xew tey monsieur Sarr tey dara xewul ludul ñun ñu jógee suñu kër ànd ak suñuy militant di communier di def suñ caravane ñëw ba hauteur kër monsieur le maire Mayacine Camara mu attaqué suñu cortège à travers la personne de Mamadou Diouf Kaw qui nous a attaqué et qui a attaqué le cortège ñun nag nous sommes des partisans de la non-violence defe naa ne man maa la njëkk ne Matar ñun li ñu bëgg mooy def caravane boo xam ne dafay ànd ak jàmm te bi ñu tàmbalee ba tey kenn déggul ñu ci ay sorxo-sorxoog yu ñàkk fayda parce que nag nit boo amee avance da nga koy consolider ñun tey yàlla def na ne askanu Koungheul intégralement ñun la ñu àndal rawatina ndaw ñi kon defe naa ne su doon ñun ñoo bëggoon def violence defe naa ne tey du am 8 blessés yi mu wax ci wetam mais dina am leneen lu ëpp loolu mais ñun doxuñu ci violence ñun li ñu intéressé tey mooy def un scrutin serein dans le plus grand calme kon loolu moo ñu yëkkati ci loolu la ñu ne may attirer attention autorité administrative ne ce matin j'ai déposé une lettre d'alerte pour notifier au préfet que monsieur le maire Mayacine Camara ak ñi mu àndal ils ont fait venir 2 camionnettes de nervis au niveau de Koungheul pour saborder les élections et ça nous ne l'accepterons pas aujourd'hui quoi qu'il advienne ces élections auront lieu et M. Mayacine Camara nous cédera la mairie, Inch'Allah. Parce que la population de Koungheul avait demandé à M. Mayacine Camara de faire un bilan. Il n'a pas su nous faire un bilan pendant 12 ans de gestion gabégique de notre localité. Aujourd'hui, on en a assez. Les populations en ont assez. M. Mayacine Camara gagnerait mieux à partir avec un calme olympien. Nous sommes des partisans de la non-violence et nous le demeurerons jusqu'à la fin de ce scrutin. Nous ne céderons pas à une provocation, quelle que soit l'appartenance ou la provenance d'où elle viendra. Nous serons calmes jusqu'à la fin. Nous avons jusque-là mené une campagne calme et Inch'Allah, on va boucler ce soir dans ce calme olympien-là. Tout en disant que, et puis j'attire l'attention de l'autorité administrative pour dire que les images sont là. Si la violence a eu lieu ce soir ici au niveau de Koungheul, c'est parce que c'est monsieur le maire qui a voulu provoquer les éléments de Aline Badara Ly. Les images sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Kon ñun doxuñu ci ay caaxaan ñun dafa am lu ñu gëm Koungheul gii moo ñu ñor dañu jóg pour defar Koungheul te kenn du taxaw suñu yoon pour tere ñu defar Koungheul. Monsieur le maire Mayacine Camara na xam ne on ne peut pas arrêter la mer avec des bras na dem toog nangu ne en 2009 moom moo aye woon population Koungheul jox ko bopp parce que dañu amoon espoir ci moom. Malheureusement il a dessus plus d'un joxul nit ñi li nga xam ne moom leen yellool nit ñi wan ko ginnaaw tey Aline Badara Ly moo aye na nangu dogalu yàlla jërëjëf. département suñu mag suñu karit Seydou Sy Sall ñu ngi jël noyo yëpp teg sa loxo nga jotalil ñu ko waa commune bu Koungheul. Monsieur le maire Aliou Badara Ly ñu ngi lay féliciter ñu ngi lay noyu di la wax ne fulla mooy jaay Dakar
Koungheul dafa laaj changement depuis colonial Koungheul dafa nekk ci indépendant duñu nangu Koungheul di delluwaat nekkaat gannaaw Kaffrine ñun dañooy jëli di indi waaye kenn duñu yóbbu ñu ngi sey boo gisee manifestation monsieur le maire gémmen buy naaca borom du wax jàmm man dey en tant que maire su ma demoon sama dëkk du ma digle nañ rey sama ndaw su ma gisee ku ma ëpp doole mu am ambition bi Aliou Badara am damay ñëw ma ne ko léegi mu ngoog parce que nag su fekkee woon ne kuñ jaay doole doo am moom ndaw Koungheul la ko indi ci boppam mairie bi bu ñu ndaw Koungheul bu gee changement na ànd ak ngor toppa ndaw Koungheul indi Aliou Badara mu nekk maire de Koungheul ma xamal leen ne ndaw ñi lay wakal campagne bi neex na trop waaye suuru élection bi nañ tel suñ bakkan teg ci nervi yu ñuy indi pour rey doomu Koungheul te doomu Koungheul mooy woote nervi duñ fi woote damay wax ak para Koungheul yi nañ xam ne koo xam ne mu ngi jël ay nervi nañ rey seen doom ngeen jël seen carte di ko jóg ya ngeen ay def erreur boo xam ne du ngeen ko riccu 12 ans fukki at ak ñaar du fukki fan ak ñaar du fukki weer ak ñaar man ci département bi laa dëkka ci Koungheul laa dëkka waaye damay ruus ci biir Koungheul ak ni ñu yore gestion bi parce que nag terrain bi du amul fii mbedd amul fii lëndëm këris amul piste nga ne dangay bugg a defar Koungheul danga bugg a defar sa bopp waaye defaroo Koungheul Mayacine Camara waaye nag yéen waa Koungheul laay wax ñun liñ man mooy li ñuy def mooy volonté ànd ak yéen waaye carte yi yéen a ko moom jël leen carte yi ngeen jox ko Aliou Badara Ly conseil département ñu indi Seydou Sy Salla loolu mooy solution du département Koungheul ma xamal leen beneen mbir ñun amuñ fudul Koungheul ñun amul fudul Koungheul ku ñëw pour defar Koungheul nañ ànd ak moom violation yi gis naa ko sama kanam la amee maa ngi gaaroon côté googu waaye dama ruus ba manuma sax taxaw parce que pour gàcce manuma doon maire ma ne naa taal dëkk bi fukki at ak ñaar yaa ngi yore dëkk bi di ci tedda di ci am tranga di ci teral sa njaboot nga ne na nga taal dëkk bi loolu Mayacine dama lay conseiller na nga bàyyi xel bu baax sa nguur jeeng na Aliou Badara ko yore duggee nga dugg bu rafet fekkal nga génni bu rafet Seydou Sy Salla ñun ñoo ko indi ko pour candidat conseil département li tax loolu mooy lan parce que Seydou dafa am kam-kam Seydou dafa yaru Seydou dafa ñub Seydou dafa tey Seydou dafa am programme loolu nag su ko Koungheul amee woloor kenn du ko sànni parce que conseil département bi fii amoon gis ngeen mafia yi ci nekkoon parce que ku ko am mafia lay jàngale moo tax ma ne nañ ko indi pour solution am sans programme bi maire Koungheul Badou Ly conseil département Seydou Sy Sall ndaw Koungheul ñi nekk ci jàmm jigéen ñi nekk ci jàmm parents yi mën a tëdd nelew monsieur le maire maa ngi lay wax ne yàlla na la jik gañe nga gañe mu ngi nii parce que Koungheul génni nañu ñu ne yow la li am solo mooy loolu maa ngi sant waa Koungheul di leen sant ci coono gi parce que nag li ngeen ko dokkalee nii la da ngeen ñeme peete te jaral na leen loolu nag élection bi nañ am fulla ak fayda def porte à porte pour bay nañ élection bi tëj nañ ko minuit waaye nag ñun duñ ko tëj à dimanche minuit la ñooy tëj suñu élection ak suñu campagne xam nga lu tëg kenn ku ne am nga kër am nga karit am nga naja am nga mbokka demal wax ak ñoom pour ñu dem wote ji waxtu 8 heures nañ taxaw ci bureau yi ñu dem wote ji ngeen sécurité bureau yi pour élection bi mën a leer mu jaar yoon maa ngi leen sant di leen gërëm asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu merci
Matar Sarr laaj nga ma point bi ma bëgg nga laaj ma violence bi am fii nañ waxante dégg ñoom ñi nga xam ne amuñu nit ñi ñoo indi violence ñoom ñi nga xam ne tekkiwuñu dara ñoom ñoo indi violence ñun duñu violé waaye ku ñu violé dinañ taxaw defante ko ak yow ba mu mat sek ñun duñu violé waaye ku ñu bugg a violé duñ la may duñ la sarak dañ koy dindi élection bi département bi laa lay wakal suñ bakkan lañ ci teg parce que deret bu njëkk moo doon am nguur léegi carte yi la waaye ci kaw carte yi da ngay amaale sa fit pour jiital sa fit ak sa jub ak sa dégoûté pour am victoire yeneen maire yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi di bugg a def violence dinañu fi fekka bu ñu indee fukk am na ñaari téeméer niñ leen manee ci mboolo noonu lañ leen ci manee ci ñeme ak capacité yëpp bon leen ne laay wax mooy ñun duñ tooñ ñun ndaw ñii bàyyi leen kenn bum tooñ kenn waaye ku leen tooñ taxaw leen dindi ko man loolu lay digle leer na Matar Sarr maa ngi leen sant presse bi di leen gërëm di leen kamal ne li fi kew génni leen ko ba Sénégal yëpp xam ne maa Yacine en tant que secrétaire d'État en tant que maire mooy indi violation loolu na ko président kam na réew mi kam ko adduna bi na ko kam loolu lay wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wandiraɓe mi salmini on on jiyo monsieur Saydou Sy Salla mboni Baduli mboni min kala komin kori on addan on keɓatta ɗum kala komin kori on wallu on keɓatta ɗum ƴeften daroɗon ƴefton carte ɗe mballon min le 23 janvier keɓon gueɗal moɗon waktude poɗɗo ɗum nde heɓ min jetti on min jarni on e darde mon mbeɗen gandi aussi deggute mon e gonga moɗon merci on jarama assalamu alaikum dama bëggoon yéen ñëpp ma ne yéen ñëpp allo ma ne dama bëggoon yéen ñëpp ngeen dee vive Alioune Badara Ly dama bëgg yéen ñëpp ngeen dee vive l'honorable Yaya Sow vive El Hadji Sader Dieng vive Seydou Sy Sall ñun ñeent ñoo ànd pour jëlee li fi nekk teg fii ci Koungheul ñu koy doxal Alioune Badara Ly wot bi rek mooy mottali dimanche li waa Koungheul wax waa Koungheul génn nañ ci 13 000 électeurs bu 8 000 électeurs yi génne loolu mooy un plébiscite populaire monsieur le maire dañu wax ak léegi benn autorité mu juumul sax mu ne Alioune Badara Ly monsieur le maire j'ai besoin de vous parler moom wax na wax ci ba mu jeex Yaya Sow moo nekkoon maire Ribo bu soobee yàlla 23 janvier dana ko nekkaat bu ñu waxee nag ci département bi ñi ngi gërëm Oumar Ba ñi ngi gërëm Babacar Ndaw Thiam Baba Thioune di gërëm Danko Sow di gërëm Abdou Thioy Birane Samb Amar Samb di gërëm ci Makayop Samba Diallo Abdoul Diallo Ousseynou Gaye Aïssatou Sow Cheikh Oumar Ndiaye di gërëm bu baax ci Missirah Ndéri Tall Mamadou Ba si Sali di gërëmaat El Hadji Sader Dieng Boubacar Ba di gërëm bu baax Fassien Set Seck 23 janvier
moom mooy jël maire u Fass Cekkeen remplacer Mor Dieng bu soobee yàlla di gërëm Mor Seck. Koungheul a choisi son maire en la personne de Alioune Badara Ly di leen wax nag waa Koungheul waxuñu kenn mu sànni xeex waxuñu kenn mu xeex waxuñu kenn mu indi violence jaratu ko li ngeen bëggoon am ngeen ko yéen ndaw ñi yéen jigéen ñi yéen mag ñi li ngeen bëggoon yëpp am ngeen ko mooy Alioune Badara Ly nekk seen maire loolu bu leen ko kenn xañ bu leen ko kenn xañ yàq ay bureau de vote parce que amoo majorité loolu musiba la na ngeen ko bañ ni ngeen koy bañee nag mooy su ngeen xëyee jigéen ñi balaa ngeen di dem marché balaa ngeen di togg añ ngeen dem woteel Alioune Badara Ly ci bulletin bi xam naa ne yéen ñëpp xàmmee ngeen ko wane nañ ko ci fukki fan ak juróom ëllëgu Sénégal bulletin baa ngi nii xàmmee ngeen ko bu baax su ngeen paree ci loolu bulletin baa ngi nii su ngeen paree ci votu commune bi su ngeen ñu buggee votel Nafoore ngeen votel Nafoore mooy bulletin bi xamee ngeen ko bu baax su ngeen ko defee nag 24 janvier ngeen ñëw buntu mairie ñu fêter la victoire de Alioune Badara Ly à la commune de Koungheul. Fêter la victoire de Seydou Sy Sall comme président du conseil départemental pour won leen ne nitu jàmm lañ. Alioune Badara Ly li ma lay njëkk a demandé délibération conseil municipal yoon bi jaar suñ buntu kër nga tuddeel ma ko l'avenue de la paix ou l'avenue de la victoire. parce que gis ngeen avenue bi moom mooy symboliser la politique à Koungheul. fii en 1948 fii la Mamadou Dia taxawal le BDS nga tuddee ko l'avenue de la victoire ou de la paix. Nous sommes pour la paix parce que nous avons déjà la victoire. Quand on a la victoire, on est plutôt enchanté. On n'est pas nerveux. On n'est pas nerveux quand on est la victoire. Quand on a perdu, on devient nerveux. Na ngeen moytu loolu. di leen wax nag yéen waa Koungheul dañ leen jaajëfal. ay nit ñu baax ngeen. ay nit ñu bëgg lu baax ngeen. loolu moo tax ngeen tànn Alioune Badara Ly. di gërëm bu baax suñu rakk Yaya Sow. Yaya ni mu leen ko waxee man moom Alioune Badara Ly El Hadji Sader Dieng ñoo taxaw ne li fi nekkoon caaxaan yi fi nekkoon def dañ ko fi jëlee taxaw tem bu soobee yàlla le 23 janvier dana fi dañ bu soobee yàlla. commune yëpp danañ ko jël. macha allah suñ ko jëlee nag président Macky Sall dana xam ne victoire bi ñu fi amoon de 80% en 2019 à l'élection présidentielle ñii ñoo indi victoire bi. Yaya Sow Alioune Badara Ly El Hadji Sader Dieng Seydou Sy Sall. victoire boobu suñ ko jëlee. pour liggéey Koungheul mais danañ ko delloo moom dinañ ko delloo victoire boobu bu soobee yàlla mu xam ne 80% yi fi amoon ñi ko liggéeyoon na jëlaat nañ victoire bi ci pour seen bopp liggéeyal Koungheul
jëlaat nañ victoire bi pour que mu jàppale leen ñu liggéey Koungheul. di leen wax ne yéen waa Koungheul am na lu bëri loo xam ne war nañ ko fay def wax nañ ko ci campagne électorale bi dinañ ko waxaat à partir du 24 janvier di leen wax te tey liñ fi gis man de Koungheul ak sama xarit bii yàgg nañ fee politique Mbaxane Diop mais man li ma fi gis tey ci ay Koungheul musuma ko gis ci ay nit yu génn pour politique. Badara jëlal ñu Koungheul defaral ñu Koungheul defaral ñu Koungheul Koungheul war na weesu fii lu mu nekk Koungheul dëkk bu ñu ràññee la ci Sénégal Koungheul am na lépp pour nekk dëkk bu mag ñu bëri dañ ko réeroo mbir mais Koungheul mooy diggu Sénégal soo jógee Dakar dem Kédougou fii mooy digg bi boo jógee Podor dem Casamance fii mooy digg bi bu soobee yàlla yéen waa Koungheul le 24 janvier danañ dem buntu kër Alioune Badara Ly fêter la victoire de Alioune Badara Ly ñëw fii fêter la victoire de Seydou Sy Sall dem Rimo fêter la victoire de honorable Yaya Sow maa ngi leen di gërëm